ci biir dossier ba léegi sax ñeewal na ko keneen koo xam ne moom tam mbir mi yittaloon na ko lool capitaine Touré lañ koy wax nee nañ relation bokk na ci lu gën a indi sax jafe-jafe ak lënt-lënt ci boobu de dossier dellu si woon nga ci yow sa jëmi bopp yaa fi siiwaloon Sénégal ne moom sax moo doon échanger diggante mu Ousmane Sonko ak presse bi que ne ñoom ñaar message yëpp mu ngi ko doon wax moom pour xamal ko ne ko nii ak nii la demee ak lu tukkee tam ci wàllum dossier bi mën nga ñu dellu si waatal ci mbir moomu la. waaw capitaine Seydina Omar Touré moom mooy koo xamante ni moom lañ dénkoon enquête bi moom moo dégluwoon Adji Sarr. waaw ba mu paree moom moo waroon a déglu Ousmane Sonko entre temps mu déglu kii di Ndeye Khady Ndiaye. waaw may fàttali ni aussi avocat boobu Ndeye Khady Ndiaye wut moom capitaine Touré moom moo ko wutaloon moom moo ko dégloo pare boole ka xaritam Balde pour mu ñëw nekk avocat wu Ndeye Khady ne ko nag téel sa doom bi sinon bu tant que yaa ngi ko téer kenn du la mën a jàpp donc déjà foofu mi ngi fay am mi ngi fay jël parti beneen bi mooy wax naa ni man bañ ko laajee capitaine Touré ñu ne ko sa diggante ak Ousmane Sonko mu ne ma Ousmane Sonko xaw ma ko benn yoon laa ko mos a seq ak moom SMS muy ba ma ko yónnee message. waaw pour convoquer ko samedi parce que lu may wax nii jeudi la woon. muy jeudi le 4 février. waaw le 5 si la ko waa les Échos bind. léegi nag ci jeudi vendredi boobu les Échos bind ko. ci la capitaine Touré ne jour boobu la mos a yónnee SMS Ousmane Sonko benn SMS la ko yónnee ne ko dama laa indi sa convocation suba samedi ay vers 17h. Ousmane Sonko nee na Ousmane Sonko tontu ko ne ko ok muy ñaata SMS muy ñaar. ki yónnee nag naa la yónnee convocation kii ne ko ok dinaa la xaar. man nag ba ma defee samay gëstu ma gis loolu yëpp dara du ci dëgg capitaine Touré mooy koo xamante ne lépp lu Ousmane Sonko xam ci dossier bi. waaw moom moo ko xamal. donc moom capitaine boo xoolee Ousmane Sonko ba muy wax keroog ci dimanche bi ba muy njëkk a def première déclaration le 7. waaw parce que le 8 la lundi bi la xeex yi commencé woon. waaw le 7 boobu Ousmane Sonko ba mu waxee yëpp commandant yi ci kaw gars yi yore enquête ñu xam dossier yëpp dañ ne kii am na ku ci biir ku ci suñuy biir kuy senn parce que lépp lu procureur di wax ak commandant bi ak lépp lu ñuy kii moom capitaine Ousmane Sonko da ko doon wax ka textuellement donc mu lay leer ni kon kii am na ku koy xelal am na ku nekk ci dossier bi ku jox Ousmane Sonko information yooyu. te yow da nga ne kooku ci capitaine loolu Touré waaw dinaa si ñëw léegi ci loolu ci la gars yi seen xel teey ci capitaine Touré parce que dossier bi ñoom moo ko si commandant nu mu tuddee sax kii commandant bu section recherche bi. moom moo ko jël dossier moom moo ko dénk capitaine Touré parce que capitaine Touré dossier yi yu bari moom lañ ko daan dénk. moom moo ko yore moom mu wóolu ko nag jox ko. waaw ba mu xamee ni kat kii luñ ci bind yëpp lu nekk ci PV yëpp Ousmane Sonko xam na ko. ñu ne kon kii yor dossier bi kon moom la. dans ce cas nag ci la gars yi commencé di wut ay RG ñuy topp capitaine Touré pour jéem a xool ses déplacements loolu moo waral loolu boo xoolee sax keroog ba mu bind démission bi mi ngi koy expliqué. mi naan dafa am ay nit yu koy topp. wóolootuñu ko parce que boobu dañ ko wóolootul. d'accord te tey may faral émission bi tax tey la 7 bi ci la am 1 an ba mu démissionné nekk léegi 7 mars la woon 2021 ba 7 mars 2021. d'accord après nag par la suite. parce que man dama ko noté woon ci la jëloon yi nga xamante ni moom mooy kii bi moom mooy SMS yi. waaw muy le 5 février 2021. waaw à 16h41 minutes 53 secondes. ci la yónnee SMS Sonko. d'accord bon numéro am bon mu ngi jeexee 67 boobu numéro Sonko ci la moo jeexee 39. bii nekk Sonko moo yor 76 bi capitaine Touré moo yor 77 bi numéro am mi ngi jeexee 67 ans pour kii bi. bañ demee si 16h42 aussi 13 secondes mu yónneewaat ko beneen SMS. 17h12 minutes 37 secondes mu yónneewaat ko beneen SMS. 17h20 28 secondes mu yónneewaat ko beneen SMS. 17h21 19 secondes mu yónneewaat ko beneen SMS. 17h37 18 secondes mu yónneewaat ko yeneen SMS. donc SMS yooyu pour lan la. te yëpp yow bu fekkee da nga ko bëgg a teg sa liggéey rek nga ni yow convoqué nit ki rek est-ce que lu si jar loolu lépp. sa bureau am na téléphone professionnel pour man loolu sax moo gën a professionnel woo nit ki sa bureau ñu xam ni au moins dina am trace. d'accord donc ban relation la seq Ousmane Sonko loolu yëpp ba kay kii yëpp am y a aussi des rencontres yoo xamante ni côté boulangerie jaune yooyu yëpp bon yooyu yëpp pour man sax. ci Ousmane Sonko rencontré na mënoon naa waaw oui mënoon na ñàkk pour man. non Ousmane Sonko capitaine Touré dajee nañu. côté boulangerie jaune. ñaata yoon. benn yoon. waaw. te loolu avant enveloppe bi avant convocation. non yooyu yëpp avant yooyu yëpp si entre vendredi samedi bi la parce que boo xoolee aussi bon
ñun aussi am nañ ay relations yoo xamante tey say jumtuwaay da lay mën a permettre aussi foo nekk mën nañ lay di localiser donc yooyu yëpp aussi dañ koy xam parce que tamit am na yoo xamante ne aussi boo dee journaliste. waaw waroo rek toog di yem si lu ñu la jox. da ngay gëstu bu dara amee nga xool bu nit waxee dara du question que ñàkk wóolu. waaw mais ñoom ñaar tamit kenn ku ñëw taxaw na ne mosul gis sa morom. non mais yooyu tey jii PV bi lan moo ko génne si biir section de recherche lan moo ko yóbbu si presse bi lan moo ko yóbbu si Pape Alé Niang. moom weddi na loolu de. non mais yooyu dañ koy mën a weddi rek mais cin fokkul bënnul ndawal lu si newoon ne mes am na yoo xam ne aussi jarul ñi laajte sax. mais tey jii PV bi mën nañ ko jël jox ko Sonko jël ko jox ko ay xaritu journaliste am yooyu yëpp am na ci. mais li ko ci fekk lépp tey. mais lu ci fekk yëpp bu nga xool dossier moom mooy le plus grand perdant c'est lui. un jeune cadre. waaw mission fu ne nga dem fa ci àdduna bi. né en 89 ses parents sonn ci ses études lépp pour nga tekki pour man liggéeyam mënul na ko def rek ci àqulaa taalaam ak lu mu mënta mel bu fekkee da nga jàpp ni dañoo tooñ kii wala diw na bàyyi yoon def liggéeyam parce que yàgg na rédiger ay PV yàgg na xam lan mooy liggéeyu yoon. na nga jël def li ngay def yow defal lu ñu sant rek après yow nga soo commandant bu la sant nga jox ko nga pare ci. mais sànq yaa ngi waxu si benn wax boo xam ne bu am solo la ne nga am na ñoo xamante ni ñu gën a kawe lañ ñu gën a mage lañ ci biir dossier bi dafa mel ni seen tànk wala seen loxo mu ngi ci dugg est-ce que nekkul moom tamit nekkul l'homme qui a été sacrifié. non mais bu dossier bi bu ñuy xool ñaari si ñàkk muy capitaine Touré ak Adji Sarr parce que tey kee mënul delluwaat ci liggéeyam wàcce nañ ko. kee aussi mi ngi si benn 4 coins mur mënul génn mais Sonko mi ngi dox ay activité am si loolu ci lañ ko fale ci loolu ci la code de popularité am gën a yokk ci loolu mi ngi dox ay activité am mi ngi coordonné ay activité am yëpp même donte que mënul génn ex bitim réew sax mais tout le temps ñi ngi nekk ak ces militants de la diaspora ñi ngi def ay vidéoconférence ñi ngi waxtaan ñi ngi def lépp amul loolu dara loo xamante ne yàqal na ko si activité am lu dul rek deret bi nga xam moom la ñuy gàkkal. tey ji boo xoolee tamit ëllëgam ndax yaakaar nga ñu réintégré ko parce que mu ngi naan du ci wax tant que affaire cour suprême bi noppiwul yaakaar nga ñu réintégré waat ko moom capitaine Touré. capitaine Touré bon xëy na peut-être bu fekkee dem nañ ba li nga xamante ni moom mooy nguuru Macky Sall jeex xëy na bu Sonko ñëwee. dina ko delluwaat ci fonction gën ko yokkal grade sax xëy na yëpp mën na jàmm parce que àdduna la politique moom yàgg nañ fi gis ñoo xamante ne parfois jàpp nañ ni. injustement dañ leen a dàq wala dara après keneen bu ñëwee jëlee réintégrateur mais bon je pense pas que mu nekk ci nguuru Macky Sall. keneen ku nekk ci nguuru Macky Sall la laataa même Macky Sall di falu la nekkoon ci kanamu yoon. Barthélémy Dias lay wuyoo. digganteem ak Ndiaga Diouf. gis nañu dossier bi tey le 18 lañ ciy xam lu leer. atte bi ni mel procureur de la république xaaj ci juróomi atu kaso yoo xam ne dafa tolloo ak juróomi at yi mu war a toog mairie bu Ndakaaru li ni mel amoo ci tuuti du la jaaxal. non dossier boobu moom bu ñuy wax dossier politique na moom mën naa wax ni boobu mooy dossier politique. boobu mooy dossier politique. bu Barthélémy Dias lu tax dossier politique la mënu kaa weesu. parce que tamit bu ñuy xool Barthélémy Dias ba ko Abdoulaye Wade tëjee. waaw moom Macky Sall mi moo ko génnee kaso. te ci biir kaso lañ ko falee député. waaw waxul ak ñoom kenn waxtu ci dossier bi muy def ay activités am di défendre nguuru Macky Sall ba kenn mu jël décision jël yoonu boppam gars yi yëngal dossier bi. donc loolu mooy dossier politique. te ñii di ko topp tey ñoom ñoo taxawoon setaloon ko. tey ñii ànd ak moom tey ñoom ñoo di ko défendre ñoom ñoo ko fexewoon ba ñu tëj ko. muy transhumants yi nga xam ne dañoo ñëw ànd ak opposition bi. waa PDS yi tey xam nga ñoom ñoo bokk seen opposition. waaw tey gisoo si kenn si ñoom ku taxaw défendre Ndiaga Diouf. ay ñoom maître Amadou Sall ñoo ñëpp ay avocat kii lañ bokk ana ñu tey lu tax ñoom ñoo kenn waxu si. donc dossier bi boo koy mënoo ko àtte te woowoo témoin yooyu yëpp te ñoo ñëpp ñu ngi fi mais tey ñu ci bari tey ñoom ñu ànd ak Barthélémy Dias duñ témoin contre moom. mais dañoo gis sax carrément. beneen bi mooy beneen bi mooy. benn leçon bu ñu si mën a jàngal mooy en tout cas politique. ku ci dee yaa perte. tey Ndiaga Diouf moo perte ak soxnaam ak njabootam ñoom ñëpp kenn ku si nekk yaa ngi jël sa doom denc bu ñuy yónni. taxaw di yónni ay nervi wala dara lii dafa war a ñëwee lu bari te ba ci dossier Adji Sarr bi. les 13 personnes yi si dee tamit ñoom ñoo perte seen client. amul enquête amul dara. condamné wuñ ci kenn. donc li dafa war a yee ndaw ñi bu leen bàyyi kenn jaral ngeen taxaw di tayle seen bakkan sa réew mën nga xeex sa réew défendre sa réew te lii yëpp du ci am tant que ñi ngay xeexal tey te ko la preuve koo ci fal ay bokkam lay teg
ay jabaram ay rakam ay nijaayam seen famille rek ah. mais moom tey jii Voilà. en cas de condamnation mën nañ jàpp ne c'est fini pour Barthélémy Dias maire bu Ndakaaru nga yaakaar ne foofu mën nañ fa yegg. Non loolu moom nguur Macky Sall xalaatu ko du bari ñu ngi koy jot naan way dañuy lu ñu bëgg mooy jéem a condamné Barthélémy Dias jéem a xool keneen ku ñu fay ku adjoint bi remplacé ko wala délégation spéciale mais man gëmu ni loolu yegg na fa parce que bu ñu xool adjoint tamit muy Abbas Fall tam mi ngi si loxo yoon ah. waaw Abbas Fall liberté provisoire la nekk. waaw pour menace de mort yi ñu doon wax. menace de mort yi te menace de mort yooyu defu ko n'importe qui ah. Abbas est-ce que xam nga ku mu doon menacé. parce que Mamou Sall la ñu wax. non nga xamante ni Abbas moom moo nekk ñoom Macky Sall lañ doon menacé directement. Macky Sall ci boppam. ay SMS directement loolu man maa la ko wax. Abbas Fall li ñu ko jàppe woon. waaw SMS yu mu doon envoyé Macky Sall. waaw offense directement. Abbas loolu Fall ñoom ak musuñ ko wax. Abbas Fall ak kan. Abbas Fall moom na wax kan la doon envoyé SMS ba gars yi ba yoon jël ko teg ko loxo. mais est-ce que mais Seydina tamit li ngay wax nii tamit moom SMS yi directement Macky Sall la ko. mais Macky Sall ku bëgg a yor numéro da nga yor numéro am Abbas Fall numéro Macky Sall jaaxalu ko. lu ne ci SMS bi. non message privé duñ ko wax. mais l'essentiel contenu bi menace mu ngi ci. mais oui ay offense dañ ko mën nañ ko tuddee offense. mais nekkul menace. non mënuñ menace Macky Sall ay offense mi ngi ci en tout cas offense au chef de l'État. waaw directement. ñeneen ñi ci jàppoon ay ñoom Clédor ay ñoom. Assane ñooñu li leen toppee mooy genre coordonné comme Clédor li ñu ko doon tuumal ay 88 jéem a coordonné jéem a xool. mais El Malick également ci la bokkoon. El Malick non El Malick je pense pas mais ñeneen ñi ay Clédor ak Assane Diouf ñooñu jéem a association de malfaiteurs xam nga jéem a dajale ay jeunes taal leen fii ba ngeen pare ñu coordonné ñuy affaire lu ñu bëggoon ñoom mooy daaneel nguuru Macky Sall. loolu lañ leen doon toppee ñoom seen jëm bopp. voilà parce que ñoom mais nee nga sawaay ci moom ci boppam Macky Sall la doon envoyé ay SMS. non mais loolu kay maa la ko wax dama ne la yooyu ñoom nañ ko wax Abbas na wax lan lañ ko toppee woon xam nga kay moom nee nañ peut-être jabaram mooy Diomaye non asafula nu mu tuddati sax. L'autre là le maire de Thiès kii là numéro 2. Souley Biram waaw non damaa jum au lieu de El Malick c'est Souley Biram. Biram Souley waaw. Biram Souley moom dañu wax ne peut-être jabaram moom moo doon coordonné ak yenn kii ak ay piscine doon wut yooyu lañ ko doon toppee et tout quoi yooyu organiser jeunes yi. xool ni ñuy fexe taal kii et tout. donc mais Abbas moom na leen wax lan moo tax ñu convoqué ko lan moo tax ñu jël ko dencoon ko man loolu laa leen wax donc moom moo tax ma ni. tey yow am nga lu wét ba wóor ka ni SMS la doon envoyé Macky Sall. man Babacar. man du ma la wax luy dañ. d'accord yow boo ko invité. nee ko lan moo taxoon exactement yoon daal di lay topp. après nag léegi moo tax instant yooyu nag yow man su ma la tooñee am naa droit baal la yoon daal di lay teggi loxo. d'accord xaw ma nag diggante bi ba entre temps kilifa yi wax nañ. est-ce que c'est pour dire que kon mairie bu Dakar ku jaxasoo kilifa diine yi wax nañ ñu ne Macky Sall jiit da ngay baale kilifa da ngay jëlale di fàtte di baale yooyu yëpp peut-être. personnellement diggante jullit ak mbokkam wala nit ak dit. kun kàddu yi dafa ñagas kàddu yi mu envoyé Macky Sall dafa ñagas. offense daal laa la wax.